di weer ñetti fan siw maamu koor atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm si xibaar yi marax njolloor gi li ci gën a fës di mbasum coronavirus tolluwaayam si réewum Sénégal ginnaaw xame bis bi nga xam ne wane na lu toll si ñett téeméer ak juróom-ñeent fukk way tawat yu yees yoo xam ne am nañ ko si réewum Sénégal taxub ñi nga xamante ne bii ñoo nekk si kër yi nag nekkoon na loo xam ne jooyoon nag ginnaaw xame bis bi nga xam ne docteur Alaaji Mamadou Ndiaye def na ko Babacar Gueye mi yor wàllum xeex ak mbas moomee di coronavirus dellusiwaat na ne toll na si lu toll si fukk ak benn junni doomi aadama yoo xam ne seeni kër lañ leen fajee ba ñu wér jamono ji nag lu toll si ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti way tawat yi lu toll si ñaari junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom benn fukk ñoom ñëpp seeni kër lañ leen taxaw mu nekk lu am solo loo xam ne war nañ ci gën a def ay jéego dinañ dégg ay leeralam si njëlbeenu xibaar yi ñu wax si leneen it loo xamante ne bi sa ndar géej la ñu xaatimoo li nga xam ne moo di déggoo bi dox diggante ñi war a daal di organiser jeux olympiques yi nga xamante ne bi moom lañ jagleel ndaw ñi si Ndakaaru mu war a am atum 2026 loole nag xaatimoo boobee dox na seen digganteeg ñi nga xamante ne bi ñor wàllum liggéey ak toppatoo lépp loo xamante ne bi moo gën a ñoŋal li nga xam ne moo di dem geeg dikk gi di yoon yi di ab xaatimoo boo xam ne amal nañ ko foofu sa ndar géej dinañ fa fekk suñu ndaw la ñu fa teewal Momar Alice Niang lii mooy ñaari xët yi nga xamante ne bi moo gën a fës si bii la jotaayu xibaar nees kis ñu si gàttal. doore kook del si xayma tolluwaayu mbasum coronavirus si réewum Sénégal ginnaaw xayma bis bi nga xam ne def nañu ko si ñaari junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti test yoo xam ne def nañu ko ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar téeméer juróom-ñeent fukki doomi aadama ñoo si am yes mbasum coronavirus téeméer ak fukk ak juróom-ñett ñoom xam nañ ñi leen wàllu jàngoro ji amul ku ko jële biti réew waaye am nañu téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo xamante ne bii xamuñu fuñ ko jëlee boobu la limite mooy limub ñi nga xam ne ñoo si wér di téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar si bis ni ki tey fukk ak ñaar ñooy ñi nga xam ne jàngoro ji lootal na leen faat na ni ki démb nag lu toll si juróom benn doomi aadama kon di mbas mi duggee si réew mi ba léegi ñi si faat toll nañ si juróomi téeméer ak fukk ak juróom ñi si faju toll nañ si ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett boobu la lim di ñi nga xam ne ñooy faju si mbasum coronavirus am nañu toll si ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ñoo xamante ni bi seeni kër lañ leen di taxawoo nekk loo xamante ni bi nag ginnaaw bi nga xam ne ñu yëngu si wàllum wér-gu-yaram àdduna wér nga képp ñoo ko daal di jox ndigal ñi nga xam ne ñooy faj ci àdduna bi ngir ñu taxawu ñenn ñi seen biir kër mel ni nag nekk na loo xamante ni bi réewum Sénégal lañ ciy taxawee nekk na taxawaay bu mucc ayib ndaxte faj nañ ñu toll si fukk ak benn junni seeni biir kër buñ sukkandikoo si docteur Babacar Gueye mi nga xam ne mooy yor lépp loo xam ne moo jëm si xeex ak mbasum coronavirus ay leer lam la ñuy teewlu ginnaaw xayma bis bi. léegi suñu saytuwee xool ndax doomu aadama boobu nga xam ne dafa am Covid 19 atam weesu na juróom benn fukki at wala weesuwu ko fekkee am na ay comorbidité maanaam ay feebar yi nga xam ne dañu dërkiis nekk si yaram bi maanaam feebaru suukar feebaru tension feebaru noyyi wala feebaru doye di roñoo ñu xool yooyu yëpp maintenant su amul benn facteur de morbidité su amul benn facteur de vulnérabilité aussi environnement bi permettre ko dañuy yebal district sanitaire bi régulièrement day daf lu ñuy wax ci nasaraan téléconsultation donc xaral yu bees yi permettre na ko mais aussi day am ay équipe bu docteur yi nga xam ne si c'est nécessaire dañuy dem ci kër yi saytu malade yooyu app bi dina toll ci 10 jours comme ça yëpp jafe-jafe boo xam ne malade bi am na ko ñu teel ko saafara nga am ay mandarga yi nga xam ne feebar bi mu lay commencé sonal wala feebar bi mi ngi commencé compliqué wu donc mandarga yooyu soo ko gisee da nga war a teel a woo district sanitaire bi wala nga woo tey ci 15 ñu teel la ñëw jël si la transféré la si structure de santé yi mooy centre de traitement des épidémies yenn saa yi dañuy gis malade yoo xam ne seen saytu bu ñu def ba pare dañuy ràññee que ni seen âge seen at dafa bëri mooy weesu nañ juróom benn fukki at dañuy ràññee aussi que ni am nañ feebaru suukar wala feebaru tension mais su leen waxee que dañ leen yóbbu si centre de traitement des épidémies dañuy ne non ñoom si kër gi lañ bëgg a des dañuy ñaan foofu askan bi pour que ñu respecté ñu jàppale waa kër docteur ñu respecté critères yi nga xam ne mooy permettre ñu faj nit ñi si kër yi wala ñu yóbbu leen si centre de traitement yi.
xeex ak mbasum coronavirus boole boo waral ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi jël ay ndogal bokk na ci li nga xam ne moo di luuma yi daan feccantikoo ci réewum Sénégal rawatina Ndakaaru ñu daal koy gàntal luuma Castor bi nga xam ne samedi gu jot lañ ko daan amal ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi nag ni ki démb waajoon nañ ba jekk waaye gàntal googee tax nag ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi mujj ñu mën a jaay seeni client comme nañ ko doon defee di gaaw gu jot waral nag ñu am ñëg-ñëgu xool yaakaar ne dañ leen singal si googu la wàll duñu sañoon ñu bàyyi leen ñu yëngatu ngir ñu amam koom ñu ànd seeg ñi ma Sadio ak Moussa Fall ñi demoon ci boobule bërëb. tey la marché samedi ci Castor waaye li ñu fi nemmeeku mooy ay jaaykat yu doxantu ci wetu marché bi te mënuñu jaay loolay takk der yi di jëfe mesure yu nguur gi jël ngir xeex mbas mi moo ko waral ñenn ñi ñu ngay woy di fësal seeni jaay ñeneen ñi ñu ngi woo clients yi ngir ñu ñëw jënd. jaaykat bi ñu ngi ko fekk ci wetu moromam yile moom mi ngi ñaxtu ci li ñu tëjee luuma yi te bàyyi yeneen marché yi. ñoom marché luuma rek leen cité ni marché luuma doo am te soo demee soo xoolee yeneen marché yeeg yëpp instant yëpp ngay am xam nga te ñoom ñoo waroon dawal comparaison daa ñu bàyyi ñun ñu lal ndax instant ñun marché bu nekk koñ bu nekk semaine ba semaine lañ fay dem kon loolu maanaam ñoom yàqulu leen dara. naataangoowam bi fekku fi client lu ko waral basub corona moo tax takk der yi aaye ñu fay jaay te loolu moom mi ngi koy ñaawlu. chaque jour dañuy ñëw ba bunti kay police yi dañuy tere da ngay xëy laal ba pare ñu ñëw ne la laalil xam nga loolu dafa naqari dafa métti ci ko xam ne dafa li muy liggéey ci xam ne fii dafa métti da ngay fay war a liggéey war a fay location war a fay verre war a yónnee dëkk ba xaalis war a lekk war a dund ñu ne la doo liggéey dafa métti daal dafa métti trop ñoom métti nañu ci ñun ñëpp. li wokk moromam yi moo ko xuri waa ji moom mu gis ni liñ leen jàppee mooy ñoo xam ne jànguñu. parce que ñun lii rek leen am lii kese leen am nañ suñu ay métier waaye dafa def ba métti ci ñun il faut ñu recommencer à zéro nekkaat si parce que ay ndaw leen ay bu waroon karaw yi ñuul ne war ñu ñàkk dara kon lu ci mën mooy suñu doole moo ñu koy may xëy na nag moom dafa jàpp ni mun na am tamit jànguñu wala amuñu koo xam ne moo ñu taxaw moo tax maanaam faalewuñu quoi maanaam. bi kaa yi yokkee ba léegi fii ci sunu réew marché yi doon am samedi wala mercredi ñu di ko woowee luuma dañ ko dakkal ndax mbooloo mi daje ci bërëb yile jaaykat yi nag ñu ngi woo nguur gi ngir mu xoolaat taxawaayam. JOJ yi ñu war a amal ci réewum Sénégal di Ndakaaru atum 2026 Jeux olympiques yi ñu jagleel ndaw ñi xaatimoo dox na diggante ñi nga xamante ni bii ñooy war a organiser yooyu la jongante fii ci réew mi ak ñi nga xamante ni bii ñooy taxawu lépp lu jëm ci wàllum yoon ak jag-jagal ak jekk-jekkal loolee nag di xaatimoo goo xam ne ñu ngi ko amale sa diwaanu Ndar li ko wundu ñu ànd seeg leeral ak Momar Alas Niang ak Maktar Seck. comité d'organisation bi wala taxawal Jeux olympiques de la jeunesse ci Dakar ci atum 2026 ak agence bi ñu dénk wàllub yeesalaat yoon yi ak defar leen xaatim nañu nag ab convention bu nga xamante ni liñ ci jublu moo di yeesalaat yenn yoon yi ak yenn bërëbu tàggat yaram yi comité d'organisation bi di rafetlu dugal loxo bu nga xamante ni agence française de développement dugal na ko loxo ci projet bi ci wàllub koppar. Ce jour symbolise la constance. boobile bés dafay jëmal ak taxawu tem ci lëngoo gi am diggante nguuru présidentiel ak comité olympique comme ni ko njiitu réew mi sàkko woon ci taxawu ak fekkee wàccaayu ñeenteelu yoon bi ñu jagleel JOJ yi ci weeru mai atum 2019. de la 4e édition des JOJ. gouvernement bu Sénégal jël engagement nag ni lépp lu mu mën dina ko def ngir nag programme bi jaar ci yoon. Au-delà des Jeux. ginnaaw lu ñeel yooyu lépp Sénégal dina am ay jumtukaay tàggat yaram yu mucc ayib jëm ci ak yeesalaat stade Iba Mar Diop ak complexe bi ëmbaale piscine olympique naka noonu itam caserne Samba Diéry Diallo ak stade olympique bu Diamniadio nga xam ni ñoo ngi nekk di ko defaraat loolu dina am dëppoo ak càkkuteefu CIO. olympique de Diamniadio en cours de construction complétera le dispositif. ci wàllub caada ak cosaan jaraafu dëkk bi di Ndar jël engagement li dina seq waxtaan ak ñi ngànk fanal bu Ndar ak rawante gaal yuy def ci Guet Ndar ak i tamit festival international de jazz ngir nag ci atum 2026 ñu amal ko ci même jamono ji nga xamante ni ci la Jeux olympiques yi di am loole nag liñ ci jublu mooy fexe ba ci wàllub caada ak cosaan ñu mën a contribuer bu baax a baax ci li nga xamante ni moo di événement international boobule.
Momar Aliou Niang ñu des si diwaanu Ndar wax lu jëm si xeex ak lépp loo xam ne mooy mbalit muy jóge si l'hôpital yi nekk na loo xamante ni bi nag ñi jiite bokk moomel gi am nañ ci mbégte ginnaaw njàppandal ko waa APIX ñu am ab camion bu ndaw boo xamante ni bi mooy yóbbu mbalit yi nga xam ne moo jóge si l'hôpital yi nag loolee nekk loo xamante ni bi dina gën a mën a aar askan wi waaye tamit gën a mën a sàmm kaaraange ak taarub dëkk boobu nga xamante ni bi moo di Ndar Géej Amadou Diagne moom bokk na ci APIX ay leeram ñu teewlu ko si micro Momar Aliou Niang. Donc camionnette bi dafa nekk complété comme dispositif boo xam ni projet bi commencé woon na ko taxawal mooy d'abord banaliseur bi moo xam ne comme turam ni mu wuyoo banaliseur donc day permettre de banaliser donc des déchets biomédicaux qui sont dangereux banaliseur da koy permettre mu ramener ko quand même ñu mën ko assimiler à des déchets ménagers donc loolu lay jëriñ mais banaliseur seul doyul woon il fallait am camionnette boo xam mooy jëli mbalit bi si centre de poste de santé yi indi leen fii donc camion bi loolu lay jëriñ ñun nag ñu xamoon quand même dayo bi nga xam ni système de gestion des déchets biomédicaux am na si jamono bi nga xam dañ nekk si gestion pandémie bi muy Covid 19 bi parce que actuellement comme ni nga xam ne hôpital mu ngi def effort bu rëy pour jël en charge quand même les malades mais malade bu nekk dafa am surproduction de déchets li muy produire si déchets dafay bari donc mu am problématique boobu aujourd'hui lii aussi mën a permettre quand même mu renforcer capacité hôpital bi. xeex lu jëm si wàllum daggub garab yi si àllub Sénégal bi ak gu Gambie loolee mooy li nga xamante ni bi moom la kilifay ñaari réew yu jógee ginnaaw xaatima goo xam ne dox na seen diggante ñu boole seen doole nag ngir xeex loolee nga xam ne moo jëm si ni waabalee àll bi waral nag ay ab laaj ñu war koy samp si ñi nga xam ne ñoo jëfandikoo yooyu la bant ñi nga xam ne ëpp nañ ci ñi jëfandikoo bant yooyu nag mooy di menuisier bois yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal gi yëpp Ndakaaru ñu fekk leen fi nga xamante ni bii ñu ngi fay daal di xëyee fi nga xam ne moo di canal 4 beeg Fass ak li ko war yëpp nag yooyu la menuisier nga xamante ni bii waxtaan nañu ak Abdou Teddy Sow li ñu gis moo di am nañ ci mbooleem dogal yi nga xam ne kilifa yi jël nañ ko ngir xeex loole ñu ànd ak moom mu ngi àndoon ak ci caméra bi Seydina Mbaye. Fass ci canal 4 bi. ñu mën fa nemmeeku ay atelier menuiserie yu bëri ñenn si ñu nu fa fekk naqarlu nañu ndaggum garab go ca Casamance te itam rafetlu nañu lool dogal bi ñaari réew yi jël. garab yi ñuy gor di ko scier di ko def bant xam nga loolu du yoon waaw franchement parce que garab dafa am solo ci réew daal mais dañuy jël bant yi des fois gor ko dagg ko scier ko di ko jaay quoi. parce que bu ñu daggalee bant bi jógee Casamance ñun moom du ñu arrangé. waaw parce que bant boobu dañ koy liggéey bant bi jógee importé bi aussi dañ koy liggéey parce que bi jógee Casamance yaakaar naa bari na li ñu si liggéey trop mooy dimb bi ak bois de veine bi. si bërëbu liggéeykaay yi xeetu bois bu ne am na fi bois bi jóge bitim réew nag ñu gën ko miine si bois rouge bois fraqué rawatina Djibouti donte moo gën a jafe moom la nit ñi gën a taamu dimb si bois local bi dinañu faral itam di ko liggéeyee. bant bi gën a liggéey daal mooy bois dibutu ak bois rouge après bois fraqué quoi. clients yi bëri bois ci lañ gën a taamu quoi bois dibutu wala bois rouge wala bois fraqué. njëriñam bu bëri moo waral ñëpp yittewoo lii di garab ba sax ñenn ñi di ko ute ci anam yu jaarul yoon xanaa nuy yaakaar rek ni dogal bi ñaari réew yi jël des na ko jëmmal bu baax. Abou Sow ñii ay ndaw lañ ñoo xamante ne bii atum 2015 ginnaaw bi nga xam ne seetaan nañu ci télévision yi conférence bi nga xam ne moo doon am ci Paris ci lu jëm ci sàmm alam bi ak lépp loo xam ne moo koy gën a ñoŋal ci ñu takk taxaw ginnaaw bu ñu amee seen bëgg nag ak njàng moo xamante ne bii jooyal nañ ko ci wàllu woowee ci la ñuy dem ci àll yi daal di for li nga xamante ne bii moo di mbalit moo xam ne ci wàllum plastique la loolee ñu koy soppi goo xamante ne bii dinañ ko def ay jëfandikukaay yoo xam ne dinañ ci mën a mool ay birig ak yu ni mel ngir mën a jëm ci tabax bi waaye tamit man koo soppaan yiwaat sax ba yegg ci pétrole gi nga xam ne fa la jóge woon loolu yëpp nag xarañteef goo xamante ne bi ay ndaw amee nañu ko waral nag ñu daje ki nga xam ne moo di Abdourahmane di mu saabal seen ab liggéey ñu teewlu. seen at ngi toll diggante ñaar fukki at ak juróom benn jàpp fanweeri at lu mu bëri bëri ci wàllum recyclage la ñu yëngu dañuy soppi loo nga xamante ni jëfandikoo wootuñu ko te mu doon plastique ngir def ci ay mbir yoo nga xamante ni dañu koy jëfandikoo ci wàllum tabax yu ci mel ni ay pavé ñoom ñi lee ñett lañu. amal la xaarim ak amagu xaarim njàkk donc ñun ñoo siy liggéey donc man maa gérer lépp loo xam ne moom mooy administration am relation extérieure et tout donc moom mooy gérer lépp bi nga xam ne moom mooy transport magam bi moom mooy chef d'opération moom mooy gérer unité de production bi après moom technicien la.
xalaatu projet bi la ñu ngi koy am ci jamono ju ñuy def conférence de Paris sur les changements climatiques jàppoon nañu ci nee nañu ay laaj yu am solo nga xamante ni mënoon na leen yombalal taxawalu bile projet loolee mi ngi amoon ci atum novembre jàpp décembre ci atum 2015. donc man dama ko doon seetaan de manière régulière ab na muy jeexee léegi nag si la noté y a quelques questions yi nga xam ne évoqué nañ ko fa man la souvent dañoo évoqué problème plastique yi nga xam ne moom moo nekk si géej gi et tout donc léegi si lañ commencé nag ñu commencé def ay recherche théorique mais année boobu noonu comme que dafa fekkoon ñu def bac ñun ñëpp donc dafa doon xaw a compliqué te dañoo participé à quelques concours te ñu doon représenté à suñu établissement et tout biñu demee daal ba 2018 si lañ commencé def expérience pratique bi a commencé sóobu si projet bi carrément si lañ génne aussi tan suñu premier produit fini. muy ay ndaw yu jël jafe-jafe yi tukkee ci déchet plastique ngir def ko mu nekk njëriñ ci ñoom ñaari jubluwaay lañu ci amoon. ñaari bëgg-bëgg lañu amoon parce que objectif projet bi amoon ñu concilier écologie amoon ak économie c'est-à-dire ñu assainir fi nga xam ne foofu la ñuy dund mooy suñu environnement en même temps ñu mën a créer emploi pour les jeunes donc loolu moo nekkoon objectif bi. ñaar yooyu noonu moom la ciblé woon ñu assainir ñu créer ay emploi. wante balaa loolu dañuy wuti ji plastique ci mbalit yi wala ci borom charrette yi. après xam nga Sénégal dafa bëri ay décharges sauvages donc nit ñi fu nekk la ñuy tuur mbalit et tout donc ñu nooy dem ñu jël plastique bi ñu def ko suñuy saag et tout parfois tan ñu liggéey yenn charretiers yi. pour ñu indil benn quantité bu ndaw boo xam ne dañ ko mën a transformer pour yenn commande yu ndaw yi. muy ay ndaw yuy defar itam lii di pétrole tey jii ñu ne ñu ngi waxtaan ak benn entreprise tubaab loolee ngir gën a doxal lu ñuy defar ci wàllu woowu. dañuy defar gasoil ñu ko defaree à partir de déchets plastiques parce que ñu ñëpp xam nañ ne plastique mu ngi jóge ci pétrole. donc plastique boobu noonu moom lañ jël am nañ benn système artisanal bu simple boo xam ne benn genre baril la ñuy utiliser donc fa la ñuy incinérer plastique bi ñu chauffé ko léegi dafa am benn système boo xam ne moom la ñu mettre en place am benn chambre de refroidissement et tout. actuellement ñu ngi siy négocier ak ay entreprises yu nekk fii nii donc mais nag comme que d'accord guñu si yenn principe yi nii amunaguñ see sori mais négociation yi quand même mu ngi avancé bu baax. ñu ngi yaakaar itam nguur gi taxawul leen muy lu leen di may ñu bokk ci ay joŋante marché ñu ne yu ëpp njëriñ ci ñoom. moo fi woyoon su boobaa sutura xuslumaan Mamadou Lamine Mayga dellusiwaat na ci réewum Sénégal ginnaaw fukki at ak ñett yoo xam ne def na ko biti réew dellusi ngir daal di séddoo li nga xam ne moo di xam-xamam expérience sax mooy tur bi nga xam ne moom la jox albumam bu yees bi nga xam ne moom la saabal niki démb ci kanamu ñi nga xam ne ñoo di taskatu xibaar yi saabal googe nag ngir delloo ci xelu ndaw ñi mu ne ci li nga xamante ni bii moo di dal ak tey ndaxte li mu gis ci misigub léegi bi moo di ndaw ñi dafa mel ni dañoo yàkkamti tey duñu togg dala ba mu ñor waral nag li ñuy wax yëpp daanaka njëriñ liy tukkee wala bon ñi nga xam ne ñoom la ci askan wi mën a jëree du bëri waral nag mu leen di bàyyiloo xel ci wàllu woowee waaye tamit bàyyiloo xel ndawi réew mi ci loo xamante ni bii dañ koy def ba mu mat te bañ a yàkkamti dara ndaxte lépp a ngi seen kanam di ab album boo xamante ni bii det si waat na ci nu mu gën a yaatoo ci kanamu Adama Sarr ak Moussa Fall. Expérience li nag moo di album bu bees bi nga xamee ne kii di Mamadou Lamine Mayga daal dina ko génne ci marché bi gannaaw fukki at ak ñett ya mu def ca réewum tugal rawatina ca Italie ki fi nekkoon ay jamono nag membre bu Super Jamono li mu bëgg nag moo di delloowaat musique fa mu nekkoon. mais il faut tamit li ñu naan cër joxoon borom affaire yi il faut ñuy déglu di jéem a wàcce suñu bopp di dellu fa ndawoon di am yar boo xam ne dinaa mën a ñëw ci Papis ne ko mais grand Papis dama bëgg jouer clavier mais dama bëgg jàng mais grand Dembélé mais man grand dama musicien la mais dafa ma manqué nangam ak nangam dama bëgg jàng mais problème mu temps boobu la gars yi amatul malheureusement boo ko waxee mu andi beneen bruit mais effectivement man ni ma ko choisir ne xëy na bu ma ko defee
dina jox gars yi ay idée delloo si ñu ma tuddee ko expérience def ci liggéey boo xam ne bi wax dëgg yàlla du ma nekk fii di wax liggéey bi nii ak nii ak nii ak nii parce que après Papis dina wax Demba dina wax ku ko déglu di nga xam ne liggéey nañu quoi. at yam mu def ca réew ma tugal tax na rek ba mu gis jafe-jafe yi nga xam ne ndaw yi ñu ngi koy jànkoon tekk ci immigration clandestine bi moom nag mu jàpp ne day la ñuy dégg ak la ñuy gis ca Europe du benn. na seet vraiment benn solution bu ñu mën a seet nu ñu mën a dimbalee xale yooyu ñu bañ a jël gaal yi parce que musiba naaroo laay bi ciy xew moom ba dëgg yàlla image yi ñu leen woon fii ak image yi ñuy woon fële du benn kooku moom maa leen ko wax. metti na nag ay image la yoo xam ni ba pare nag boo demoon tey jii ni Europe muy Italie ak Paris ak France feneen na ci yem dëkkuwaay yi Calais rek la fa am gis ngeen ko ça fait plus de 3 ans Calais bi ngi nekk benn frontière la entre la France et l'Angleterre ça fait plus de 3 ans gaa yaa ngi foofu. album expérience bi nga xamee ne nag am na fukki titre ñu ngi ko amal rek ci ndimbaluk LONASE mi nga xamee ne fas yéene nañoo gunge kii di Mamadou Lamine Mayga. jaajëfal ko Adama Sarr jaajëfal leen mbokk yi si teewlu bi li moo ndar képp bi la jotaayu xibaar geneen jotaay 18h45 lay doon si xibaar yi marax gi ma leen si dig daje 19h45 si kàlla may nasaraan ngeen si ànd ak Osama Monique Sagna si biir la Total ak Adam Manouchka Ba ñu yend ak jàmm.